soxla gan gi baax na ci gune kër gi di leen nuyu fii ci télévision Futurs Médias seen émission sama kër ñu ñëwaat kon samedi ji ngir dégtal leen lépp lu jëm ci xibaar ñeel mbirum foncier ak immobilier di leen bàllu àq nag bu baax a baax ci weeru koor gi ñu ne xam ngeen ne nag wax yombul moo tax nag bu ñu amee occasion bi faw ñu bàllu leen àq ci wax yi nga xamante ni mën na am ni neexu leen ci biir émission bi tey nag ñu ngi fii ci direction de l'urbanisme loo ko waral mooy samedi bële passé gisoon ngeen ne ña nga woon ca région bu Thiès ak Thiès li nga xamante ni moom la ñuy sollicité jëmee ko ci wàllum foncier lan mooy lotissement autorisé lan mooy lotissement non autorisé tey dina leer ak directeur de l'urbanisme di Alexandre Ngom mi ñu ubbil ay bureau. Alexandre Ngom maa ngi lay nuyu di la gërëm bu baax ci dalal bi ñu dalal fii ci direction de l'urbanisme ñu fas yéene nag sekk waxtaan tey ci mbirum lotissement mais bu ñu wax lotissement d'abord ñu bëgg xam lan mooy lotissement. man aussi vraiment maa ngi leen di gërëm di leen sant parce que yéen vraiment miin ngeen fi. donc maa ngi leen di gërëm yéen waa TFM aussi maa ngi leen di baalu àq parce que ci weeru koor lañ nekk baal naa leen yàlla boole baal donc sa question bi mooy lan mooy lotissement comme ni nga ko waxee mooy nga jël benn suuf loo xamante ne benn la woon nga dagg ko ci ay parcelles yu bëri mun na nekk ñaar mun na nekk ñett comme mun na nekk yu bëri loolu moom mooy lotissement. maintenant comme ni ñu ko waxee ci code de l'urbanisme bu dee ba ñeent la loolu mooy li ñu tuddee simple division lotissement la mais simple division la parce que mun nga am aussi sa parcelle nga bëgg ko dagg ñaar mbaa ñett mbaa ñeent fi ngay jaar pour mun ko def bokkul ak fi ngay jaar bu dee dafa ëpp ñeent donc ñaari catégorie lotissement moo am lotissement boo xamante ne ëpp na ñeent ak lotissement boo xamante ne ñaar la ba ñeent mais lotissement daal mooy nga am benn nga dagg ko pour mu nekk lu ëpp benn pour jaay mbaa loué mbaa def leneen loolu mooy lotissement. dañuy faral di dégg domaine national est-ce que mën nga ñu expliquer lan mooy domaine national. domaine national. mbirum moomeel d'ailleurs ci yoon direction des domaines ñoom ñoo gën a am compétence pour wax ci ne direction de l'urbanisme mais ñun aussi bu ñuy def suñu liggéey moomeel bi dañ koy xool domaine national daal pour ñu wax lu yomb mooy daanaka foo xamante ne kenn moomu ko loolu mooy domaine national mooy ñëpp a ko bokk. national ñëpp a ko bokk kenn moomu ko mënuñu wax ne kii moo ko moom mbaa kii moo ko moom loolu mooy domaine national. ci kaw loolu aussi nga wax ñu lan mooy rôle kon direction de l'urbanisme. waaw direction de l'urbanisme comme rôle bi xaw na yaatu quand même yaatu na parce que direction de l'urbanisme mun naa wax ne pratiquement li ñu def yépp ci code de l'urbanisme moom la ñuy appliquer direction de l'urbanisme xam ngeen ne suuf dañ ko war a organiser. planifier ko direction de l'urbanisme moom mooy def li ñu tuddee les documents de planification urbaine parce que suuf soo gis dañ ko war a planifier wax ne lii moo fi war a nekk dëkkuwaay fii la war a nekk kër yi fii la ñu war a nekk fii place football la fii place tourisme la fii place usine la bu aménagement du territoire dafay liggéeyam ba pare ñun ñooy ñëw après pour def planification organisation ak réglementation de l'occupation du sol loolu mooy rôle d'abord direction de l'urbanisme bu ñu paree ci loolu nag lotissement yi aussi ñun ñoo koy saytu bu dee def nañu lotissement yi mbirum autorisation de construire aussi ñun ñoo koy instruire ak certificat de conformité lépp laal lu dem ci suuf mun naa wax ne direction de l'urbanisme mbirum suuf daal ak mbirum tabax ci yooyu lay liggéey. ku doon wax ci ndoxteelu émission bi demoon nañu Thiès ci semaine yi passé waxtaanee mbirum suuf foofu mais lu ci gën a bari dañuy wax ne mbirum lotissement autorisé ak non autorisé kon mbirum lotissement autorisé non autorisé tey dañoo bëgg mu leer ci bopp askan wi. waaw xam nga lotissement autorisé non autorisé moom mooy yoon wax na lii yow nga def leneen c'est-à-dire ku def lotissement boo xamante ne autorisé wuñ ko def nga jalgati nga yoon parce que mbirum lotissement. dafa am loi boo xamante ne dañ ko voté assemblée nationale muy code de l'urbanisme président jël ay décret d'application ci loi boobu mooy code de l'urbanisme mu am aussi yeneen règlement d'urbanisme yoo xamante ne dañu gën a xóotal règle d'urbanisme yi ci yenn quartiers yi ak ci yenn gox yi donc lotissement mooy balaa ngay jël suuf nga dagg ko pour mun ko jaay mbaa nga louer ko da nga war a def lotissement ci ni nga xamante ne noonu la ko yoon bi waxee
boo ko defewul noonu yaa ngi jalgati yoon ku jalgati yoon nag loo def yoon dafa war a tegu sa kaw loolu mooy problème bi. nit ñi nag Sénégal nag souvent dañuy yaakaar ni suuf dafa nekk nii yoon nekk na le tandis que ni yoon réglementé leneen noonu la réglementé mbirum suuf donc lotissement moom dañ ko. yan procédure la ñu war a mën a teg pour am lotissement autorisé wala non autorisé ndax mbir mi dafa war a lépp nekk ci kaw règle. waaw xam nga comme ni ma ko waxee léegi lotissement dafa am ñaari catégorie lotissement am na lotissement boo xamante ne ba ñeent la yow nga am suuf bu ko dagg ba ñeent kooku mooy li ñu tuddee simple division. kooku da ngay def dossier boo xamante ne li nga xamante moom laa bëgg wax aussi mooy balaa ngay am sañ-sañu lotir suuf day fekk nga moom ko kenn du lotir loo xamante ne moomoo ko yow boo amee sa terrain aw ma sañ-sañu ñëw dagg ko pour jaay ko keneen mbaa ma luye ko donc ci lotissement moom da ngay am suuf si ba pare doo ko mun a def lotissement donc bu dee da ngay def lotissement boo xamante ne ëppul ñeent kooku mooy li ñu tuddee simple division. Da ngay déposer dossier boo xamante ne leer li nga ci war a nekk mu ngi ci code bi bokk na ci titre de propriété mooy lu wane ne yaa ko moom bokk na ci aussi plan cadastral loo xamante ne cadastre ñoom ñoo ko def nga dem déposer ko ci service urbanisme kooku dafa am procédure bu simple boo xamante ne pratiquement signature bi soit ci man lay yem en tant que directeur de l'urbanisme man maa koy autoriser ou bien même gouverneur yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci gox yi mun nañu autoriser genre opération yu mel noonu. bu dee nag li ngay def dafa ëpp ñeent da nga war am autorisation de lotir ministre bi nga xam moom moo yore urbanisme moom mooy jël arrêté pour autoriser lotissement boobu donc da ngay jël benn dossier da ngay demander autorisation de lotir ministre bi am na dossier boo xam moom ngay déposer dossier bi li ci war a nekk yépp mu ngi ci code bi defar nañu sax ay fiches yu simple yoo xamante ne dañ koy distribuer di wax nit ñi li ci war a nekk mooy këyit boo xam mooy titre de propriété yaa moom terrain bi ay plan ay extrait de plan cadastral ni nga xam ne noonu ngay daggee suuf si parce que mbirum lotissement aussi comme que da ngay dagg suuf pour def dara ni nga xamante ne noonu nga ko war a daggee aussi kooku yoon daf ko wax yow boo ku amoon terrain bu ko def ñaar pour ñu tabax fa ñaari kër urbanisme war na seet ndax yow ni nga ko daggee nit dina fa mën a tabax kër moo tax donc ñu réglementé ko donc loolu boo ko defee ba pare da ngay déposer ce dossier urbanisme mooy def instruction bi bu dee urbanisme def na instruction bi ba jàpp ne baax na contacter domaine contacter cadastre concessionnaire yi Sénélec SONES et cetera ba yépp baax mu préparer nag arrêté boo xamante ne ministre chargé de l'urbanisme moom moo koy signé bu ministre autorisé lotissement bi plan bi nga xamante ne moom la autorisé directeur de l'urbanisme ci boppam daf koy signé comme pour que plan boobu kenn dootu ko mën a changer te numéro arrêté bi nga xamante ne secrétaire général du gouvernement moom moo ko ci def day figurer ci plan boobu parce que donc loolu mooy procédure bi nga xamante ne moom ngay kii donc lotissement boo gis bu dul lu ëpp ñeent loo xamante ne motul ñeent war nga am arrêté ministériel moom moo koy autorisé bu dee loolu amul lotissement boobu jaarul yoon te lotissement aussi kenn amul sañ-sañu lotir terrain boo xamante ne moomoo ko maintenant bu dee domaine national comme ni ñu ko waxee léegi maire yi mun nañu def li ñu tuddee lotissement administratif ci domaine national bu ñu defee délibération conseil municipal ba pare mun nañ def lotissement donc administratif ci domaine national ci conditions yi ma ko waxee léegi. di la gërëm bu baax Alexandre Ngom ci dalal bi ñu dalal lan mooy sa dernier mot. c'est-à-dire que li ñu tuddee code de l'urbanisme mooy document bi nekk suma wet code de l'urbanisme dafa wax lotissement mooy lan naka la war a demee fan nga war a jaar ak lan nga war a am comme këyit. buy wane ne disons sa lotissement bi am nga autorisation de lotir léegi nag boo amee autorisation de lotir aussi da nga war a def li nga xamante ne moom la ñu wax ne moom nga war a def parce que autorisation de lotir du dagg terrain rek lotissement du dem dagg terrain war nga defar ay yoon war nga defar ay indi ndox dafa am ay liggéey yoo xamante ne moom nga war a def pour que li nga xamante ne moom ngay jublu ci lotissement bi bu dee par exemple ay dëkkuwaay la ñu xam ne fii nit mun na fi tabax léegi parce que bu lotissement paree normalement tabax moo ci war a topp te kenn waru tabax nag ci àll boo xamante ne kenn aménagé wu ko donc lotissement dafa am autorisation de lotir bi arrêté la boo xamante ne dafa am ay chartes yu bëri yu ci nekk yoo xamante ne boo ko defee ba pare da nga war a woo service urbanisme mu ànd ak service technique yi ñoom ñëpp ñu ñëw saytu ko xool ko après bu ñu leen nag léegi sa lotissement bi charte yi nekk ci arrêté bi respecté nga ko nga am nag certificat boo xamante ne am nga sañ-sañu nag def li nga jubluwoon ci lotissement bi bu dee njaay la nga am sañ-sañu commencé jaay parcelles yi nga xam ñoom ñoo nekk ci lotissement bi
Alexandre Ngom di ko gërëm bu baax a baax moom mooy directeur de l'urbanisme dégg ngeen nu mu wax kon ci mbirum lotissement yi di am yaakaar ne ni askan wi jàpp ngeen bu baax a baax la ma wax ci ay ngëneel léegi nag dañuy ànd ak suñu partenaire yi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànkee mission bi di ko commencer par Banque de l'Habitat du Sénégal comme ni ngeen koy gisee ci image yi Banque de l'Habitat du Sénégal dañ doon def pose première pierre bu kon benn devanture hôpital principal bu ñu fas yéene kon daal di defar ñu dugal ci nag ay koppar yu bari ñu àndandoo seetaan cérémonie de pose première pierre bi ñëwaat. projet bi lu simple la parce que ba ñu ñëwee dañu ne hôpital instruction armée la hôpital boo xam ne dafay changer day ci kaw la bëgg a jëm te pour dem ci kaw quand même il faut que environnement bi topp ci environnement bi nu mu meloon baaxul pour hôpital bi donc ba ñu ñëwee toog dañu def benn projet pour changer complètement environnement bi hôpital bi mais environnement bi du fii rek ci biti nañu commencé mais après ci biir nañu jëm donc liñ ciy def dana profiter aux malades yi parce que malades yi danañ ñëw danañu am fu ñu mën a jëlee xaalis personnel hôpital bi aussi danañu bañ a gagner temps parce que xam nga bu weer bi deewee ñëppay génn pour dem wuti xaalis léegi soxlatuñu loolu am na banque bu nekk ci bunt bi bu ñu génnee ñaari minutes ñetti minutes danañu mën a réaliser seen ay opération duggaat continuer liggéey bi et puis dana am aussi yeneen espace parce que am na ay parking et dana faciliter aussi l'accès de l'hôpital parce que temps yi jëkk yi ambulance yi ak oto yi dañ daan daje ak nit ñi te ay accident am na fi donc pour éviter tout ça ñu def projet bi mais ba ñu defee projet bi nag dañu dem gisee ak banque yi waxtaan ak banque yu bari mais ba ñu duggee banque bi ñuy wax BHS exposer suñu projet ñoom ci ils ont été tellement séduits projet bi neex na leen et puis ñu ne ñoom dañ koy financer et puis ni ñu leen mën a gërëmee mooy malgré yeneen banques yi nga xam ne dañ fi ñëw toog mais ñoom dañu accepter dans leur politique de RSE di accompagner les autres structures daal di ne dañuy jël yëpp en charge donc loolu ku la ko defal quand même nga mën koo remercier. askan bi moo yëkkati hôpital principal ñëw fekk si ñun tamit ñu topp leen ci ñu permettre ñu bokk ci parce que askan bi ñu tax a jóg parce que kuy faj askan bi ngay faj kuy dimbale nit ñi am fu ñu dëkk aussi askan wi la tax a jóg te on est banque sénégalaise lañu sénégalais yi ñoo ñu tax a jóg te client wu hôpital principal yi ak agent wu hôpital principal yi ay client wu banque bi lañu. général bi wax na ko am nañu convention ak ñoom depuis 2013 pour que agent hôpital bu jóg ñëw di leb ci banque ba li ñu lay lebal moo gën a yomb ci li ñuy lebal ku jógee rek ñëw dugg ci banque bi bañ am convention donc tey bu li amee ñu dimbale ñu fekk ci leen ci day gën a dëgëral diggante bi te ku ñëw ci sa kanam nit buntu këram la am defaral la ko c'est pour que ku fi romb ak ku fi dugg nga am mbégteel ba nga xam ne li la fi maladie bi la fi dugal dina xaw a woyof ñun ñëpp je pense que ku ci nekk boo fi mësul seet ci malade mës nga fi ñëw faju parce que même ñi nekk ci clinique privée yi bu méttee ba métti principal la ñuy mujjee donc ci hôpital la ñuy mujjee kon nag ku defal hôpital aussi clinique privée yi nga ko defal accès lu am importance la buntu lu am importance la comme kanam la bu kanam bi woyofee di nga ñeme wax sa soxla donc hôpital bi aussi bu ñu defaree kanam bi day neex a dugg pour faju merci. gan gi baax na ci gune kër gi. dañuy ànd ak page de publicité laata ñuy dalal suñu beneen partenaire du Sococim Industrie. Sococim Industrie nag xam ngeen ne dañoo am la ñu duppee fondation Sococim ñu yëngu bu baax a baax ci dimbali askan wi mais aussi di yëngu ci wàllum aada ak cosaan ci weer bi ñu nekk nag ñi ngi ci weeru biennale nañu koy defee nag fii ci Sénégal moo tax nag dañuy ànd ak waa Sococim Industrie rawatina nag fondation bi ci dimbal bi nga xamante ñu koy dimbal artiste plasticien yi nga xamante ñoom ñoo nekk ci biir Rufisque ak la ko wër. maa ngi tudd David Ouessou di artiste visuel maa ngi exposé fii ci wàllum biennale bi di gërëm waa Sococim bi ñu dalal ci seen centre bi di Maurice Gueye. Fondation Sococim ñoom yàgg nañu vraiment dimbali artistes yi gis ngeen ci wàllu biennale bi seen salle bi tax na ñu ñëw wane suñu liggéey wax tamit suñu xalaat ci mbirum art waaw. Fatou Mbengue la je suis de Bargny
maa ngi génnee école nationale des arts promotion 99. Depuis 2014 dañ may exposé dans le cadre de la biennale et voilà ñoom dinañ jàppale artiste département bi dinañ leen jàppale et dinañ dem vers ñun dinañu déglu dañ wax suñu soxla. C'est des connaisseurs ñoo fi ñëw des collectionneurs de partout xam nga déjà loolu rek xam nga sa promotion taxaw na ci après leneen luy ñëw daal après la de toute façon moom artistes yi ñëpp nekk dans le besoin ñëpp ils sont dans le besoin mais da ngay ak sa volonté xam nga wane na yow bëgg nga xam nga fondation bi du jàppale ku liggéeyul da ngay wane na bëgg nga boo wanee na bëgg nga moom ñoom ñu ñëw vers yow def lu ñu mën mais man moom personnellement le fait que ñu may exposer nii rek sama promotion taxaw na ci parce que dama ciy am ay pas mal de contacts ñu ma xam grâce à la fondation. man dimbal bi ma gën a ressentir et bi am solo si par exemple man ak artistes yëpp defe naa mooy am visibilité am foo xam ne mën nga fa exposer te déjà on a ça et plus encore parce que pour un artiste pour exposer d'abord local bi ngay dem pour exposer fa da nga koy fay premièrement booy yóbbu sa bagage pour exposer ko da ngay fay boo koy génnewaat da ngay fay boo jaayee am na lu ñuy jël ci yow comme pourcentage ce qui est normal peut-être mais nous on a toutes ces possibilités et c'est gratuit quand même on veut exposer ici les bagages sont pris en charge avec la fondation. Sococim. waa Sococim Industrie nag dañoo fas yéene kon daal di ànd ak ñoom ci yeneen i reportage rawatina nag fondation bi ci nañuy dimbale soxna yi rek daal di tënku ci GIE mais aussi wax la ñuy jàppale ci wàllum njàng ak yi ni mel ba léegi ak Sococim Industrie di leen gërëm bu baax mbokk yi ci ànd bi ak seen télévision Futur Média seen émission sama kër di leen jox dig daje incha allah fii léegi fukki fan ak juróom ci yeneen émission yu yees gërëm bu baax Alioune Diagne mi féete woon ci caméra bi ba beneen yoon incha allah.